coow li judd ci pétrole bi ak leeral yi ci kilifa yi bëgg tax doyen des juges woowoon tey ji Ibrahima Mbodj mi fi nekkoon yi jamono directeur général Petrosen ak Djibril Kanouté mi fi teyal waa Tullow Oil seeni intérêt des na ci ànd ci seen jaar-jaar ca foofee ci jotaayu xibaar yi. pétard ba tàkkoon ca stade ba Amadou Ba faatu ci sapeur pompier ba ko fa dugaloon ak gone ga ko yoroon ba loolee am di jéye suba ak jàmm lañ leen di atte ñàkk ay toilette di ay barabu suturluwaay moo waral ba gone yu jigéen yi di perte juróomi fan yoo xamante ne nii bu ñuy gis mbaax duñ mën a jàngi conseil technique ca wàllu genre ci ministère de l'éducation ni nag lool dolli ko ci fitna ji nga xam ne mi ngi jëm ci ñoom tax na ñu war a xool nu ci sàkkee pexe. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram tey jii regroupement bi jëkk jëm ci match bi dox diggante Sénégal ak Congo Sadio Mané du ci bokk ndax li mu bokkoon démb doon match bu mag ci Angleterre tem dugal ci but des na ci ànd ak Abdou Diouf Junior en classe alaaj Ndiogu Diène li ci yéenekaay yi la ñuy daaneele ànd ci ak Mouhamed Ndiaye. Makumba Bey ñu di leen gërëm bu baax a baax tàmbali xibaar yi kon ak doyen des juges woote bi muy wootee di wéy Samba Sall nag tey jii woolu woon nag ki fi nekkoon directeur général Petrosen ci mbiri Petrotim ak pétrole bi ci réew mi coow li ci juddu yëpp ci wax yoo xamante ne ni wuute na moom nag di Ibrahima Mbodj wuy ji na Djibril Kanouté itam demoon na ak Awa Ndongo représentant Tullow Oil fii ci biir réew mi ñu génne nag amul ci ñoom kenn koo xam ni nag wax nga. des na ci ànd jombul balaa ñoo yëkkati xibaar yi ak Mamadou Amar Ndion ñuy wax ba tey ci wàllu yoon ak pétard ba fiy tàkkoon ca stade ba taxoon nag gone ga faatu woon ci tuddoon Amadou Ba ñàkkoon ci bakkanam ndax da ko noyyi woon mu xëj dugg ci bakkan yi mu mujj doxe fa sapeur pompier bi ko defoon nag subaak jàmm moom nag dinañu ko atte muy amee ci tribunalu Ndakaaru ki ci laale woon itam di ab mineur maanaam masooragut fukki at ak juróom-ñaar la am moom tam yoroon ab fumigène moom tribunal Pikine la ñu koy atte ndongo ka jëyi ji amoon nag ci stade municipal bu Mbao te Amadou Ba ñàkkoon ci bakkanam enquête bu gendarmerie bu zone franche industrielle ba muy mel ni nag gën naa bar ca nanu ko foogeewul lu nu mel waral ba ñaar ci ay supporters yu ASC Jàppo 2 bu zone 15 bu Mbao ñu daal di leen di teg loxo ñoom ñaar ñooñee nag ñu daal di leen placer sous mandat de dépôt niki semaine bii nu génn war nag taxaw ci kanamu tribunal niki suba ci talaata ji ak gannaaw suba ci àllarba ji ñoom ñaar ñu njortu ni jëyi ji nag ci ñoom la jóge muy sapeur pompier bi dugal fumigène bi ci biir stade bi mooy njëkk a taxaw nag ci kanamu attekat bi ca tribunal bu Ndakaaru niki ëllëg ci talaata ji ca gannaaw ëllëg gëddi àllarba bi geneenu gone gi yoroon nag fumigène bi mooy daal dee taxaw ci kanamu attekat bi ci tribunal bu Pikine waaye leeral ni moom gone gi nag di ab mineur ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñaar ci liggéeyug napp nag la daal dee yëngu ODCAV bu Pikine jëloon ay dogal daal dee ajani lépp loo xamante ne nii ay activité nawetaan la daal dinay nag wàcce dogal bi ni mel niki aljuma ji ñu wees ñu fàttali ni nag jëye ju ni mel mi ngi amoon nag ñaari fan ci weeru novembre gi ñu wees ci stade municipal bu Mbao gannaaw jongante demi-finale bu doxoon ci diggante ASC Jàppo 2 ak ASC Cité Ndeye Marie supporters yu ASC Jàppo 2 bi ñuy fete nag seenu qualification ci finale zonale ba ci la ab fumigène daal day rëcc dal ci kii di nem si yàlla Amadou Ba ay atam toll woon ci fanweer ak juróom-ñaar ndongo ka Pikine RFM ak RFM kumpa jeex na. Marie Sibi Faye conseillère technique la ca ministère de l'éducation moom lañ jox wàllu genre bi muy xelal nu ñuy def ba jigéen ñi seen i àq ñu watandiko ko bu baax a baax mu ni gone yu jigéen yi léeg-léeg dinañu tardé lu toll ci juróomi fan bu fekkee ni seen i règle dab na leen ndax jumtuwaay yi nga xamante ne ni ca la ñu war a suturloo di toilette yi di wanag yi léeg-léeg na muy mel duñ ko mën a booleekum njàng mu ni itam ba fi mu ne nii nag fitna ji jëm jëm ci jigéen ñi ba léegi dakkagul journée nationale de l'éducation des filles tey ji lañ ko doon màggal ci la yëkkatee kàddu yi ca diwaanu Tëngéej ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. toppatoo xale bu jigéen nga xam ne ñu ci bëri dañuy bàyyi école ndax ay dóor te dóor sax règlement bi daf ko tere ñu ci bëri ay métita la tax ñuy bàyyi école suñu àndul ak partenaires yi ci loolu ñu ngi jëm ci situation boo xam ne li ñu defoon pour xale yi dugg noonu la xale yi di génnaatee ndax aaruñu ci mbirum toilette yi xam nga bi ñuy seetlu lan moo tax xale yu jigéen yi nekkuñu ci école bi gis nañ ne xale yi bu ñu gisee baax dinañ toog ñetti fan wala ñeent yoo xam ne du ñu mën a dem école ndax déjà amuñu fu ñuy suturloo pour mën a defar seen bopp mais amuñu ku leen jàppale léegi bi ñu jàngatee loolu yépp ba pare ñu ne nañu teg
ay matuwaay yu bees ci école yi nga xam ne moom la ñuy tabax loolu la ñuy wax les nouvelles normes de construction na am ay gaanuwaay waaye yi nga xam ne yu xale yu góor yeeg yu xale yu jigéen ñi duñu bokk fu ñu nekk mais bosu xale yu jigéen ñi nañ ko teg foo xam ne lu fay xew nit ñi dinañ mën a xam ne fii kat am na dara ndax dañoo bëgg a aar xale yu jigéen na am ndox na am aussi xale yi nga xam ne dañu am laago ñu mën a ñoom tamit dugg ci école bi di ci gis seen bopp parce que ci lañ bokk. feneen foo xamante ne ni ñoom gone yi rawatina yi gën a tuuti nag soxla nañ ku leen fa jàppale mooy ci télé bi ñuy seetaan te léeg-léeg ñu laxasaale ci mbir daal di ko cay jaarale waale ñu yaakaar ne lu jaadu la fekk na ëpp nañ sax a gis waxuma laak nag di koy def loolee nag di gën di feeñ nag ci programme yi nga xamante ne ni rawatina ñooy jógee bitim réew te ñoom nag ci wàllu télé yi nga xamante ne ni lañ koy def daanaka programme la yooyu gone yi daanaka mënuñu ko moytu loolee nag tax ñu daal di koy jagleel ab dossier tey jii gannaaw bi waxi góor jigéen ñi judduwaate ak ni ñuy def bay gën di am doole na fi satu si la ci mbiru xale lépp mi ngi am avant muy am juróom benn at. waaw ndax xale lépp lu muy gis wala mu koy dégg ak yeneen xeetu exemple yoo xamante ne du ciy tënku dana bokk ci li nga xamante ne mooy tàggat ki muy dooni ëllëg maanaam mooy defar personnalité ma loole la ñu Khalifa Babacar Diagne psychologue di wax. loolu mën na leen a def dara mën na leen a def dara mën na leen a wàññi dara lu tax mooy xale moom ni muy mel mooy niñ ko éduquer niñ koy yaree te yar moom ji la boo xam ne li nga ji rek. moom mooy sax. muy ay messages subliminaux di maanaam dàq ginaar yi waxaale sa soxla ñu koy jaarale ci ay images yoo xamante ne léeg-léeg sax ñu wone mbiruma góor jigéen ci dessin animé yi xale bi du xam lan la waaye day jàpp ni war naa mën a doon lu baax te lii di dessin animé xale yi sopp nañu loolu di koy seetaan. ba tax na xale pour ñu yar ko du rek li nga xam ne moom day dégg ci ay waajuram am na yeneen yoo xam ne xale mën na ko dégg wala mën na ko gis wala mën na ko seetaan loo xam ne day bokk ci moom ni muy gisee àdduna ak ni muy mel looloo tax ñi nga xam ne ñoom dañu am ay projet defar société ni mu leen neexee ñoom xam nañ ni jaar ci xale nekk na loo xam ne lu yomb la ba tax na ñoom même ci dessin animé yi ñuy defar dañ ci boole li nga xam ne moom moo leen di yitteel pour xale bi mel ko ëllëg ou bien ab société boo xam ne mu mel. bu ñu sukkandikoo ci suñu sociologue bi la nag Issa Ndiaye nga xale bi si boppam day identifié wu saa su ne ci li nga xamante ne moom lañ koy jàngal ci liñ koy yaree muy waajur yi wala sax muy li muy gis ci télé bi wala feneen na. pare xale yi dañ leen exposé parce que da ngay teg ci kanamu sëy yi donc dugg internet avec les portables aussi les réseaux sociaux pour influencer xale yi mais pas di ko xam pour ñoom na xale bi fo rek na am portable naa ko jël portable na bëgg et cetera am plaisir si li muy def. ngir suñu sociologue bi la teewaayu waajur yi doon na lu am solo. xale yi moom dañ leen di fàtte te ni leen di fàtte mooy seen développement seen construction waajur yi xamuñu xale bi nan lay développé parce que suñu aada fii duñu jàngal parents yi naka lay xale di màggee yan crise lay traversé durant sa vie pour mën a jëflante ak moom et cetera pour mën ko teg si yoon et cetera guider ko. psychologue ak i tamit sociologue ñoom ñëpp juboo nañu ci ay kàddu société sénégalaise yembagul ngir ñu daal di mën a accepter lu bëri ci loo xamante ne dañu koy jëlale bitim réew di ñu ko tegal ndax dëppoowul ak suñuy ngëm-ngëm. takk suuf xalif général des Tidianes waxtaane na ko nag ci gàmm gi keroog ci cérémonie officielle bi bokk na ci mu ñaawlu bëgg nag ñu dellu ci ginnaaw bu baax a baax ak ni ñu koy amalee ci réew mi moom lañ jagleel reportage bi tey jii nag Umu Kalsom li ñu mu ci dajal daal jàpp nag ni jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy nangu ñoom nag luñ jiit njaak te ñooy njaak ne ñoom nag ñoo ci ko war di bañ ku la takk wane la teral la reportage. sëy amul luñ ci nëbb kenn mënu ko nëbbu. takk suuf nekk na sëy boo xam ne kenn si wóolu ko mu nekk loo xam ne mu ngi gën di bëri ci société bi looloo waral kii di xalif général Tidiane yi di Serigne Babacar Sy Mansour génn di ñaawlu lu ñu mel askan bi ñu jotal dajal nag ngir nakkarlu jëf yooyee. Mbay Sow man d'accord ma ko mais am nga sa jabar boo bëggee beneen jabar ni nga ko bëggee woon dem ba ci kii ñun de loolu la ñuy def ñun saalum amul looy ragal sa aawo dem di bañ a takk jabar di nëbbu ñun yàlla tere jigéen ñoom ñoo amut fula loolu boo ko defee amuloo fula ku lay takk na la feeñal ba ñëpp xam ne yow feeñ nga. paa bii di Cheikh Fall ñu fekk ko ci buntu këram muy wax ne rek nekk na loo xam ne dëppoowul ak yoon moom mi li di xamle ne rek takku suuf gi dina faral di jur ay problème yu bari fële ca tribunal. si yaakaar boo demee nga yaakaar ne boo demee di nga am foofu jàmm daf takku suuf léegi nag boo fi jógee loolu day indiwaat beneen coow parce que
xale yi duñu xamante léegi nag après ay dem tribunal baa nga gaañu nit ñi ñëw na kii moom sama jëkkër la woon day yeewaat beneen fitna. madame Meng nag di xamle ne rek jigéen ñi nga xam ne ñoo nangu ñu takk leen te duñ ko siwal lu jik njaak rek ñooma. takku suuf moom baaxul guddi baaxul bëccëg am na ñu koy def nag ñu bëri ampagaay man gis naa ci koo xam ne dafa toog ba màgget jour dessert bi nit ñi toogee la ñetti doom ñëw nga xool doomam yooyu xool doomam xam ne effectivement moo leen jur ñu andi seen bulletin de naissance ak yëpp ay mbokkam bëgg rey seen bopp. takk suuf nekk diggante boo xam ne dañ koy def te duñ ko fësal nekk na loo xam ne neexul askan wi ñu jot a dajal ñoom ñi la ñi nga woo ñi nga xam ne ñoo di góor ñi mooy ñi def li nga xam ne moom la lislaam digle ñu takk ba ñeenti soxna. mu kalsum li ñu daal di dellu si ni ma ko waxee woon nag ci kon tey jii la amee woon ca doyen des juges woote ba mu woote woon doon déglu ñi nga xam ne nag dañoo laale ci mbiri pétrole bi ci coow li ci judd ak xibaar yu waroo yi nga xamante ne ni am na ci dañuy daal di ànd ak Mamadou Amar ñoo ndax tey jii nag woote woon nañ ngir directeur généralu Petrosen ba woon ak ki fi toogal Tullow Oil ñu daal ci ànd ak ay leeralam. 10 heures ci suba tegal ñaar fukki simili ak juróom représentante pays société Tullow Oil Awa Ndongo sol lu weex tal génn ci bureau doyen des juges te deful benn déclaration gannaaw moom Ibrahima Mbodj sol costume bleu de nuit jàkkaarloog juge d'instruction bi gannaaw lu ëpp ñaari waxtu xaaj ki fi nekkoon directeur général bu Petrosen génn na waaye yëkkatalu kàddu ci dossier Petrotim bi ki ko jeexal nag mooy ñetteelu personnalité bi ñu convoqué tey ci doyen des juges Samba Sall ma nga tudd Jibril Kanouté bokk ci waa Tullow Oil bi 13h jotee ci la fëgg buntu magistrat bi ba mu cee génn nag daanaka 4h ci ngoon jot na moom ingénieur civil des mines bi yore ay documents yu bare bare. commercial, développement, exploitation, abandon. Ouais, tout ça c'est des phases. Ça peut prendre 25 ans. Ça prend 10 ans avant que tu ne trouves. Alors s'il y a des transactions, par exemple dans cette phase-là, il n'y a pas de ressources. C'est le droit d'obligation. Il n'y a pas d'argent. Les gens suñu pétrole bi jaay nañ ko suñu pétrole bi jox la jël nañ ko. bokk na ci document yi nga xam ne mu ngi koy wane lépp luy jëm ci wàllu organisation ak vocabulaire opération yi ñuy def ci wàllu pétrole loolu yëpp nag nee na ngir taskatu xibaar yi am luñ ci jàng. mu nekkoon Mamadou Amar Ndione ba tey ci wàllu koom ñu daal di wax ci wàllu CFA gi daw ba ci président wu Bénin waxee di Patrice Talon laaj ay économiste li ci wérte wóor ak fi mu ne nii coppite gi bu dee am itam fan la war a jëm kii di Khadim Bamba Diagne ak Abdoulaye Seck ñoom la ci Pape Balla Gaye jokkal ñu teewlu ko. fem la goo xam ne mën naa am njëriñ ëllëg ñu daal di diversifier li nga xam ne moom mooy réserve ci réew Afrique yi ci gis-gisu professeur Abdoulaye Seck nekk économiste ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu jàpp ne am benn devise étrangère boo xam ne moom ngay jëfandikoo dafa doon loo xam ne mën naa indi jafe-jafe ci jamono yi mondialisation gi lée diversification de portefeuille nekk na lu am solo si côté boobu ndaxte dina tax ba maanaam boo amee jafe-jafe si benn devise xëy na peut-être du fës tellement si sa portefeuille donc loolu doon na li nga xam ne effectivement lu am solo mu doon nag mbir moo xamante ne mëneesu ko dàq ci gis-gisoo kii nga xamante ne mooy docteur Khadim Bamba Diagne moom directeur scientifique bu laboratoire de recherche économique et monétaire muy xamle ne lépp lu ci mënte am dañ koy war a waxtaanee xalaat ci bu baax a baax ngir daal di moytu li ñu duppee instabilité monétaire. jarul yàqamti bu ñu demee ba trouver consensus ci ni ñu tegee monnaie boobu ak politique bi nan lay doxee mën nañoo d'accord ci ban compte la ñuy ubbi ak fu ñu koy ubbee boo jubóowee ci monnaie unique bi nga war a teg da ngay waxaat jéem a xoolaat fan ngay defaat ba jëlaat sa xaalis dugal ko feneen loolu noonu day indi problème vraiment su ma sañoon fu ñu denc suñu xaalis pendant 60 ans bu ñu fay génn dañ ko dugal foo xamante ne bu ñu ko fa tegee tamit dina fa yàgg mais état kenn du ko yor ci génne dugal loolu day indi instabilité de la politique monétaire te instabilité de la politique monétaire mën na affecter ce qu'on appelle l'inflation. leneen li mu ci yokk nag moom Khadim Bamba Diagne mu jàpp ne stratégie bi boo xoolee ba xool daanaka amul benn njëriñ goo xamante ne mënees na ko jàpp ci réew Afrique yi lée buñ ko defee. dañoo signé woon benn traité 73 ñu ne ñun buñ fa amul xaalis dañ leen di fay 0,73% waaye buñ fa amee xaalis ñoom ñoo ñu fay 0,73%. léegi ñun dañ fay am xaalis bu bëri xaalis boobu ñu fay def nag dañ ñu fay 0,73%. français yi loolu da leen a sonal moo tax ñoom it ñu bëgg ñu teel koo réviser pour ñu teel cee génn mais beneen banque boo dugal sa xaalis doo fa am sax 0,10% ndax xaalis jaratul dara dans la zone euro parce que politique yi ñu appliqué la. ak lépp lu ci mënta am stratégie bi doon na loo xamante ne dañ ciy boole wàllu jënd ak njaay ci gis-gisu professeur Abdoulaye Seck. xëy na peut-être marché bi nga xam ne ñu ngi gën a am doole ñu dem foofu ñu fa jaay suñu produit donc loolu doon na li nga xam ne effectivement dinañu andil ay réserve mooy monnaie nationale yi
nga xam ne pays yooyu nga xam ne ñu ngi jëflante ak ñoom effectivement lañ ko mën a am donc diversification des échanges commerciaux nekk na stratégie bi nga xam ne vraiment noonu mën a permettre ñu mën a am devise yu bëri yi nga xam ne dina jógee si dëkk yooyu nos partenaires commerciaux mu doon li nga xam ne effectivement dina doon lu am njëriñ daal si suñu wàllu composition de notre portefeuille la. mu doon mbir moo xamante ne kii di Patrice Talon ma nekk ca Bénin moom moo ko daal di yëkkati économistes yi nag ñoom gis nañ ne faw rek ñu daal ci xalaataat bu baax a baax su ko defee lépp luñ ci bëgg ñu daal di koy mën a am te benn jafe-jafe réewu Afrique yi duñu ko am suñu diversifier réserve yooyu la. RFM Sport. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. ñu di ko tàmbaleek football qualification CAN 2021 tey jii entraînement bu njëkk ci stade Lat Dior bu Kees. stade boobee Sadio Mané du fa dugg tey ndax moom dafa football démb mooy match bi ngay xoolaat nii ci écran bi. moom ak Mbaye Niang ak yeneen juróomi joueur duñ ci bokk waaye ci kanam tuuti 18h ñi ci des ñëpp daañu nekk foofee ca stade bu Thiès ñoom nag daanaka séance su tey bi daañu ko ubbil askan wi ñu mën ko seetaani journaliste yi rawatina mooy doon nag benn boo xam ne maanaam ci wàllu entraînement dinañ ko def. li ci des ëllëg lay doon boobu nag dañu koy tëj ndar képp ko kenn du ko mën a seetaan Congo la ñuy janool mercredi lay doon waaye nag préparation bi gàtt na lool suñu sukkandikoo ci ki leen di entraîner di Aliou Cissé ñu déglu ko. C'est des périodes très compliquées. dafa nekk waxtu wi nga xamante ne dafa metti trop ndax jouer ci milieu semaine bi dafay doon lu xaw a metti mercredi te dañ ci gaaw a agsi Salif Sané nag jamono ji du daal di football ndax dafa gaañu waaye kii di Mame Baba Thiam moom nag jamono ji xamaguñu ndax dina mën a footballam déet waaye nag dina ànd ak équipe bi daal di ñëw teew ci li nga xam ne nag mooy regroupement bi mu nekk itam match boo xam ne bu am solo la te dañu koy préparer sérieusement ndax ndorteeru éliminatoire CAN 2021 bi dafa doon loo xam ne dañ ci war a dem ba jeex ndax dañu daal di jóge ci ab défaite ci match officiel muy final bi donte nag match bi nga xam ne amoon na suñu diggante ak Brésil joué nañu ci anam bu mucc ayib te amoon na solo lool jamono ji nag suñu xol li ci nekk mooy daal di dugg ci éliminatoire yi ak façon goo xamante ne Congo nag naam qualifié wul woon ci CAN bu mujj bi waaye dafa nekk équipe boo xamante ne waruñu ko daal di doye dal ndax am na ay feemam li ñu fas yéene daal mooy daal di gën a yokk suñu statistique waaye itam def performance bu mucc ayib bu ko defee nga xam ne équipe bi dina am taxawaay bu baax a baax. ñu wéy. acca. waaw dañuy wéy ak wàllu football Lamine Ndiaye mi ñu doon ruumandaat ne dina dem fële ca Orea AC daal di fay nekk entraîneur moom nee nañu daal c'est officiel mooy maanaam lu ñu firndeel la léegi moom Lamine Ndiaye nekkoon entraîneur bu Sénégal ay jamono waaye itam jàlloon na ci club bu tudd Tout Puissant Mazembe nekk foofee ca Congo dinañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo. wàllu basketball ci wàllu jigéen ñi ak équipe nationale bi nga xam ne tey jii ci suba la jóge fii ci Ndakaaru war a dem kon bokk ci li nga xam ne moo di tournoi bu Maputo nag tournoi boobu préqualification la maanaam suñ ci jógee dañuy amaat beneen tournoi boo xam ne suñ ci jógee mën a qualifier ci Jeux olympiques yi ñoom ñooy vice championne d'Afrique nag danañu dajeek waa Angola ak waa Mali ci seen ñaari jongante yu njëkk yi tournoi bu métti lay doon nag ci gaynde yu Sénégal waaye daañu def lépp daal ba génn jël benn ci ñaari ticket yi nga xam ne mooy tax nga qualifié ci tournoi qualification bi ñu déglu ci njiital fédération bi di maître Babacar Ndiaye. xam nga aujourd'hui le Sénégal ni nga ko xamee mënul dem compétition africaine naan duma kii du yomb nag parce que aujourd'hui man li may wax y a une équipe hors série c'est le Nigéria ñun ñëpp nañ ko d'accord donc benn place moom la ñu war a xëccoo du yomb parce que gis nga Mozambique pour ñu doon ko demi-finale fii métti woon na moom mooy organiser dëkkam y a l'Angola et le Mali donc je pense que man pour man dina kii mais ñu ngi xool aussi boo xoolee jéem a équipe bi xaw nañ ko rajeunir y a eu des joueurs locales yu nga xam ne nii woon nañ leen donc tout cela ñu ngi jéem a xool vraiment parce que équipe bi nan lañ mën a mettre en place une équipe dans le futur pour l'Afrobasket voilà 2021 mais ñu ngi dem pour dem daal bu ñu sañoon qualifié. Sénégal Angola nag alxames lay doon 16h su jotee. Sénégal Mali samedi jëla 13h30 beneen groupe bi ñi ci bokk Nigéria la mooy champion d'Afrique République démocratique bu Congo ak Mozambique ñu daanalee ko wàllu judo ak Open international bu Ndakaaru ñu ngi koy waajal tey jii nag la ñu doon waxtaanee yëf yi Dakar Arena la ñu koy door 16 jàpp 17 novembre 2019
dina nekk nag opportunité pour ñiy def wàllu judo fii ci Sénégal ñu am ay poñ rawatina yoo xam ne mën na leen yóbbu ca Jeux olympiques yu 2020 comité d'organisation bi jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi jombul ci suñu yeneen jeetaayu xabaar daañ ci déglu Virginie Léontine Sagna ci judoka yu Sénégal nag ci judoka yi nga xam ne nag ñu ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru Mbagnick Ndiaye ci la bokk moom champion d'Afrique bu ñuy ëppale téeméeri kilo médaille de bronze week-end bi ci Open bu Yaoundé ca Cameroun moom nag kii nga xam ne nag moom moo di Georges Sagna plus de 78 kilos moom mooy médaille d'or bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di xaar kon ci boobule tournoi ñu daanale ko wàllu cyclisme dawal vélo bi tournoi bu Tour bu Sénégal jamono ji ñu ngi ci ñaareelu étape bi 185 kilomètres la diggante Ziguinchor ak Kolda peloton bi nag jóge na foofee ay ci diggu bëccëg gi dinañ ci déglu Abdoulaye Diop ci suñu yeneen jeetaayu xibaar. xanaa li bopp bi niroog tegu welo moo tax mu topp welo ngeen yóbbu ko day na waar. jërëjëf Abdou. en classe Alaaji Njogu Jën. COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. daleen nag jàmm en classe di leen defal tey spécial Tivaouane gannaaw gàmmu gi ñu fa doon amal la njàng mi nag mi ngi dox bu baax ci dëkku diine bi ay résultats yu baax ñu am ko donte am nay jafe-jafe mu bokk ci nag ñàkk classe yu doy naka noonu tam ñàkk jàngalekat yu doy reportage Amadou Sabax Ba. ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi école élémentaire fanweer ak ñaari collège d'enseignement moyen lu ëpp juróomi téeméeru école daara waaye ñi nga xam ne tamit ñooy jàngale yi bari nañ fi loolu Tivaouane nekk département boo xam ne lii di njàng daf fee am solo dëkk bi di màgg ay école tamit ñu ko fii gën di ubbi loolee waral tamit ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi manqué fi Amadou Dia mooy inspecteur de l'éducation et la formation bu département bu Tivaouane. jafe-jafe bi gën a tar nag mooy enseignants yi ndaxte ñu toog nañu diir bu xaw a yàgg amuñu ay enseignants yu bees ci biir loolu dafay am ay écoles yu bees yu ñuy créé te xam nga Tivaouane fii moom dafa bëri ay mag boo demee ci école yi di nga gis ñu xamante ne ñaari at moom moo leen dese ñu dem retraite wala ñetti at ñooñu ay mag lañu donc bu ñu doon am xëy na ñu bees mag ñooñu dañ leen mën a yóbbu feneen foo xamante ne mën nañ fa liggéey. te ni jafe-jafe yu ci mel ne li nga xam ne mooy infrastructure yi wala tamit lii di ay équipement scolaire waaye taxul IEF bu Tivaouane def ay résultats yu baax ci li nga xam ne mooy région bi. importance su carte scolaire yi taxul ñu des gannaaw bu ñu présenté suñuy xale yi nga xamante ne ñoom ñooy def entrée en sixième gis nañ ne si biir région bi nga xam ne juróomi IEF ñoom ñoo fi nekk ñu dañoo bokk toujours si ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si kaw donc bu ñu nekkulee premier ñoom ñoo nekk deuxième BFM bi aussi naka noonu ren aussi ñoom ñoo jël premier si biir région bi te boo ko xoolee aussi niveau national am nañu place bu baax. li nga xam ne mooy programme nguur gi maanaam jële fi li nga xam ne mooy classe mbaar yi Tivaouane tamit kenn demuñ ci des ndax tamit dinañ fa tabax ay écoles yu yees. si biir Tivaouane pensé nañ ko yëpp ndaxte école yu bëri ñu ngi leen di tabaxaat nga xamante amuñu ay toilettes ñu ngi fay def ay toilettes ñi nga xamante amuñu ay murs de clôture aussi ñu ngi leen di defal ay murs de clôture loolu vraiment ñu ngi sant état bi si effort yooyu. Tivaouane di dëkkum diine li nga xam ne mooy njàngum alxuraan nekk na fi lu am solo te ñor lool inspection de l'éducation et de la formation bi loolee waral sax ci njàng moomu ñu boole ci li nga xam ne mooy français ak lii di mathématiques yi. dañu am benn dispositif boo xamante ne moom la ñuy doxal ak borom daara yi toujours ñu ngi waxtaan ak ñoom di xool nag nan leen mën a jàppale ba xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy jàngal foofu alxuraan te nga xam ne xale yi bu subaa daañu génn ci daara yi dem feneen naka lañ leen di préparer pour que bu subaa ñu bañ a am ay jafe-jafe si àdduna bi moo tax ren dañuy dugal du ren sax loolu yàgg na dugal nañu apprentissage du français ak mathématique pour que xale yi xam làkk français jëfandikoo ak mathématique. fii ci Tivaouane nag ñeent école yoo xam ne dañuy def li nga xam ne mooy formation professionnelle am na fi loole yëpp nag ngir gën a mën a ànd ak bëgg-bëgg li nga xam ne mooy marché de l'emploi bi. ñii di kilifay maire yi bu Tivaouane nangu ne jafe-jafe am na wante nag nee na ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir saafara yooyu la jafe-jafe Mass Diagne mooy premier adjoint maire bu Tivaouane. municipalité bi depuis mu nekk fii tabax na ay murs de clôture tabax na ay salles de classe yooyu yëpp gën a jàppale en tout cas éducation bi pour mu jëm kanam waaye tey jii li ci gën a am solo sax mooy am nañu projet yu am solo yoo xamante ni dañ ko am ak le PACASEN pour war a tabax li nga xamante ni moom mooy ñeenti murs de clôture ci 2019 bi waaye ci 2020 bi aussi war nañ tabaxaat yeneen ñeenti murs de
clôture su ko defee Tivaouane dootul am benn école boo xamante ni dafay nekk école boo xamante ni ndand foy foy la doon fu xar yi neex jaar fu bëy yi neex jaar. dañuy daaneel ak nataal bi ñu leen di xamal ak tey benn élève Dakar bu ñu dajal fii ci Tivaouane Ousseynou Doumbouya nekk ci classe su 5e ne nag ingénieur la bëgg a doon nataalam ak Abdourahmane Diallo. Ousseynou Doumbouya. élève la ci classe su 5e ci ab collège bu nekk Ndakaaru. collège Notre-Dame du Liban. waaye dafa ñëw Tivaouane ngir gàmmu gi. dama ñëwoon si gàmm pour ziar mu nekk fii nii ziar ànd ak sama yaay fi rek. mu ngi am fukk ak juróomi at Ousseynou ku bëgg mathématique la. matière yi mathématique si gën a neex ak français. moom yaraax la dëkk di koñu Cheikhou Kouyaté bëgg na sax mel ni international sénégalais bi. maay football kay. booy football ban poste ngay football. man milieu offensif la. école de football. Père Lamine Diallo. waaye li mu gën a bëgg mooy bu màggee nekk ab ingénieur. man ingénieur jàppale sama yaay ak sama papa. da nga bëgg a def carrière football wala sa carrière jàng bi nga bëgg mu gën a dem. jàng bi laa bëggoon mu gën a avancé. Ousseynou Doumbouya di ab soose dafa ñuul lekk gi mu gën a bëgg mooy c'est bon di togg boo xamante ni Casamance la fekk baax. ñi gërëm Abdourahmane Diallo ak Amadou Sababa mbokk yi foofu leen yem yéen ci en classe dig ci altine bi ci ñëw. COSYDEP moo leen doon may en classe.